yi jàngeen jëf dal leen jàmm bismillah ci xibaar yi gën a ci fa Saint-Louis tàmbale nañu toj ay kër ca Bango Sud ak Ngelel Nord extension muy lu naqari lool sax askan wi foofee dañoo wax ni complot kese la ngir jaay suuf si ñi war a ñëw liggéey ci pétrole beeg gaz bi fii ci Sénégal kenn mësul dégg assemblée nationale commission bu yor koppar bi jël lii di rapport ngir jébbal ko rapport ngir ñu xam fan la koppare assemblée nationale di jaar Thierno Bocoum moom ma ko xamle moom mi fa nekkoon député nag foofa ci assemblée ba ne yokku sax ay commission nekkul lu dul yokku dépense yi di ko teg ci ndoddu askan wi ñaari téeméeri junni kër di ay logements sociaux Abdou Karim Fofana ministre bu yor urbanisme ak logement ne dafay doon justice dimbali ñi nga xam ne amuñu doole mën a am fu ñu suturloo Ousmane Sonko waxee ni dañu kaa bëgg a sacrifier ba du bokk ci élection présidentielle 2024 nañ ci bàyyi xel bu baax a baax Jean-Charles Biagui di jàngalekat ca université bu Ndakaaru nag ne ku xool bu baax a baax histoire dina gis ne jot nañ fa liquider ñu mel ni kii di Ousmane Sonko. ñaareelu pàcc xibaar yi tàggat yaram gaynde Sénégal nag jóge nañu Paris wutali Singapour foofu ca Chine match bi nag seen diggante ak jeudi ak ñii di waa Brésil alxames la yam ba tey ci ñaareelu pàcc xibaar yi tour de web en classe bonne santé gan gi Ibrahima Lissa Faye moom moo jiite wataskatu xibaar yi yëngu ci presse en ligne waxtaan dina ko sekk ak kii di Pape Bess Diba ci technique bi Abdou Thiam asalaamaaleykum. Seydou Nourou Ba. ca Saint-Louis tàmbale nañu toj ay kër foofe ca Bango Sud ak Ngelel Nord extension tey nag la am mu nag doon lu metti askan wi foofe ndax dañoo jàpp ne lii du lenn lu dul ab complot ngir jaay suuf soosee ñi nga xam ñoom ñoo war a yegg ci mim réew liggéey ci wàllu pétrole beeg gaz bi bañ ko doon amal nag toj yooyu le kër mu ngi nekkoon ci teewaayu gouverneuru région ba ak maire ba ñu nag wax ne lu toll ci téeméeri hectare ak fukk ak ñeent la loo xam ne titre foncier la boo xam ne nguur gi moom moo ko moom te da ko soxla Mouhamed Nabi Silla ay caterpillar ak i engin yu nekk ci ancienne piste bu aéroport bi jàpp jëm ca Ngelel ki Bango di wane liggéey daaneel yenn ci kër yiñ taxawal ci bërëb bile. Ibrahima Fall, je suis le porte-parole du collectif des populations de Ngelel Nord extension et de Bango Sud. domaine la boo xamante ne 114 hectares la ni village Sénégal yëpp nekk ci domaine national ñun ci domaine national la ñu nekk domaine national boobu nag tey ji ñu nekk ñoo ko defar ba mu neex a dëkk ñoo fi dugal ndox ñoo fi dugal courant ñoo fi dugal téléphone ñun ñoo fi samp ay garab ak waa Eaux et Forêts ba tey ji mu neex a dëkk maire Saint-Louis nag taxaw ne dana ko nangu. askan wi yeewoo ci bërëb bi gis ni gaz ak pétrole ba ñu war a exploiter ci dëkk bi moo waral ñu bëgg nangu seen kër yi lee ñoom ñu koy muñloo yàlla waaye wane mer ba ni futt gu ñu am jëmale ci nguur gi rawatina ci jaraafu dëkk bi. lu tax mu koy nangu parce que pétrole gis nañ ko ci géej gi gaz gis nañ ko ci géej gi béréb bii nag moo gën a jege aéroport moo tax it dafi bëgg sampay immeuble ndax xaalis a leen tax a jóg xaalis moom moo ko gënal tey intérêt wu population voilà la situation lii mooy li fi am. ñoom ñëpp teewoon ci opération yi lay gouverneur bu diwaan bi komitam jaraafu dëkk bi kenn nanguwul yey yàbbi ci lu nu mel ñu xamle ni titre foncier bu nguur gi moom la tey mu jëlaat ko maire dëkk bi Mansour Faye firndeel yenn projet collectif ak l'hôpital bu mag bu ñu bëgg taxawal ci bërëb bi lee RFM ci Ndar Géej Mohamed Nabi Silla. colonel à la retraite Abdourahmane Kébé rafetlu ko benn yoon mu ngi koy naqarlu mu sax jàpp na lii dafa rek wane ne foqale bi nga xam ne nguur gi da ko foqale ci wàllu suuf jël loole daal di ko def moomeelam moom itam di activiste nekkoon directeur bu DIRPA yokk ci ne ñi fay ñëw nag war fa tabax li fa rek nguur gi jële la liñ ci góobee nañu ko daal di gar xam ne ñoom ñooy responsable ya ñu déglu ko moom mi di Abdourahmane Kébé ci micro beeg Mouhamed Nabi Silla. état bi dafa am responsabilité si li nga xam ne moo xew fii donc war nañu xoolaat seen bopp am na ñoo xam nekk nañ fi lu ëpp fukki at ak juróom di tabax seen kër ñoom ñu koy gis waxuñu dara bàyyi ba ñu pare seen tabax ba nga xam ni léegi Ngelel extension vraiment nekk na cité koo gis xam ni cité bu baax la bu formé wu et puis am na ay construction yu rafet yu fi nag ñu bëgg ñëw nag léegi bëgg leen dàq noonu si seen kër yi fan la ñu nekkoon agent yi nga xam ni agent état bi ñoo xam ne ñoom ñoo waroon contrôler lii fan la ñu nekkoon bi nga xam ne bi ñu commencé parce que ñoom bi ñu dee def seen liggéey dañu war ñëw di contrôler war xam situation bi actuellement seen millions yi ñu amoon si économie yëpp te loolu seen ñàkk lañu jël tabaxee ko kër yi
ba jëy toll fii léegi ñu ñëw bëgg leen fi génne te ñi leen fi génne ñoom ñi ngi accaparé ñu ngi akimoo suufu Ndar bi yëpp volume foncière boo xam ne ñoom dañ ko am léegi dañu xool suuf si fépp la ñu bëgg jël duñ la waxee nag projet dañ lay wax projet mais doo xoolee ba si biir seen intérêt personnel moo nekk si biir projet yooyu donc loolu tax ñu ni yu mel nii dafa normalul des ba tey ci wàllu suuf 100 000 logements mu ñaari téeméeri junni di ay kër loolu nag bu amee dafay doon loo xam ne lu baax lay doon muy sax doon justice nga ñi nga xam ne amuñu doole ñu mën a am fu ñu dëkk. Abdou Karim Fofana ministre bu yor urbanisme ak logement nag moom moo ko xamle tey nag ci waxtaan bi nga xam ne mu ngi jëmoon ci li ñuy wax architecture logement pour tous leeral yeeg Oumou Diegane Niang. ngir mën a wéyalaat yoon te dindi ci askan wi ndóol nguur gi fas na yéene tabax lu tolloog 200 junni dëkkuwaay ci njëg bu yomb. Abdou Karim Fofana. programme 100 000 logements yi programme de facilitation la dafa am ay sénégalais yoo xamante ne am dëkkuwaay dafa jafe ci ñoom li ñuy def mooy di louer di fay luyaas ba keroog ñuy retraité wala keroog yàlla di leen fi jëlee président nag ne képp kuy liggéey di daan sa doole te am as tuut war nañ fexe nga mën a am logement bi nga dëppool. ngir mën a amal bi lemba bët jëwriñ gi ñu dénk wàllu urbanisme logement ak hygiène publique jàpp na ne ay négociation yu bëri lay laaj. ni ngay moomee kër bi ni nga koy fayee mu bañ a doon rek loo xamante ne da nga naan ci juróomi at na nga ko fay boo ko fayul doo ko am dañuy fexe ba système bancaire bi law ubbeeku ak fonds de garantie yi ñuy créé nga xamante ne maanaam day mel ni kenn kuñ la bàyyilee muy fonds de garantie boo xam ne boo demee danaan man kat déposé naa nangam ku bëgg te am lu yaas bu mu fay weer bi dee na ko fay fii ak nangam yaat mu moom kër yi. muy lu architecte bii di dëggal Mouhamed Nabi Kane. bare dañuy def logements sociaux et logements sociaux yi bu ñu koy mën a def il faut que mu nekk prêt bu nga xamante ne waaye dana xam ne bu lebee 10 millions du fay 20 mais Sénégal da ngay jël ku leb 10 millions pratiquement da ngay fay 20 mais ku leb 10 millions fay 11 fay 12 sur je sais pas combien d'années mais au moins il faut que système financier bi nga xamante ne moom la ñu yor ñoom ñu jouer rôle ba nga xamante ne danoonu mën a labirer sénégalais yi nag. juróom benn junni ak juróom benn téeméeru dëkkuwaay ci téeméeru junni bu manqué ñaari junni ak ñeent Cité Diobass di modèle bu njëkk ci ñaari téeméer ak junni dëkkuwaay yi. juróom-ñeenti waxtu teg na juróom-ñaari simili. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. ñi yeewoo ca Timey ci commune bu Richard Toll ñoom it ak ñoo bëri jafe-jafe ci wàllu paj mi foofee ndax benn case de santé la ñoom te daanaka kenn mënu kaa jëfandikoo ndax li fay ñëw ci ay mala askan wi foofu nag li ñu bëgg mooy ay médecin waaye tamit fexe ba indi leen ay jumtuwaay ci seen case de santé boobee ndax ñàkk na lool sax reportage foofee ca Timey ca commune bu Richard Toll Mamadou Diagne. ma ngi nii di tegg-teggaaral baaxu santul yàlla njugub yee fee fanaan dafay amul lu ci def ku amul loo lekkay doo am loo def si hôpital. askan wi yeewoo si dëkk bii di Timey jaaxle loolu la ñu def mu nekk dëkk boo xam ni digganteem ak Richard Toll tollu na si 20 kilomètres askan wi fi yeewoo di jànkonteel ay jafe-jafe yu jëm si wàllu wér-gu-yaram ak benn case de santé boo xam ni moo am si dëkk bi yëpp case de santé boo xam ni njugub bi sax ñoo ko nangu si ñoom ñilee mu nekk bërëbu fajukaay boo xam ni lii di infrastructure ak personnel dara amu fa. suñu hôpital bi amuñu lal amuñu ndox amuñu dara senga ya dem nañu amuñu dara mu ngi fees dell ak ñax amuñu ay garab amuñu dara ñoo ngi dañuy tuur sax talaat fanweer kenn ku ne fanweer amuñu sax lu ñu lekk dañ ko débourger noonu rek pour ñu am lu ñu jëndee garab wut suñu benn sage-femme teg fa pour mu ñuy saytul xale yu ndaw yi. amuñu fa nu fajoo suñu doom yaa ngi si bëru amuñu fu nu ko jooytu amuñu nu noo def sonn nañu nag noo ngi ni amuñu ko taxaw fii mën nu faja jafe-jafe bi le metti lool askan wi nga xam ni ñoo fi yeewoo te seen loxo jotul seen ginnaaw ñoom ñi nga xam ne évacuer seeni malade fee sa Richard Toll nekk na lu leen diis loolu. tey si tey ku sa doom feebar boo jëloon borom oto ni mu yóbbu la nga naroon jënde ordonnance si lay yem suñu jafe-jafe fii Richard Toll rek la ñu jëm nii te koo fi jël da nga kaa luyee dem teg ko si oto bi mu yóbbu la ko ba dispensaire mu doog a la faa defar léegi ngaa doog a waxu ordonnance si doole baykat loolu amuñu fu nu ko teg. buñ daan matu Richard Toll la ñuy dem wala mbaan te fii oto boo fi jël 2 junni ngay fay bokkul ak sa ordonnance bu dee Richard Toll 2 junni ngay luyee oto soogam dem soo ko amul fii la malade bi deewee. ñu mer ba fut askan wi di sàkku si kilifa yi ñu yombalal leen faj bi te daal di leen équipé lii nga xam ni mooy seen case de santé bi lee Mamadou Diagne fii si Timey ngir rajo Futurs Médias. Mamadou Diagne jaajëf Kaffrine ñu ngay góorgóorlu bu baax a baax ci fay bor ndax li leen nii di waa DER joxoon ñu ngi koy remboursé ci téeméer boo jël juróom-ñaar fukk ak benn
Papa Amadou Sarr nag ne ci atub 2019-2020 dinañu génne waat enveloppe bu toll ci $2 milliards ci ñu koppar ngir dimbalee ko ñoo xam ne ñoo am seen i projet mu ngi ci micro bi ko Max Ndiaye. ñu ngi rafetlu enveloppe bi nga xamante ne jagleel nañ ko région Kaffrine bi nga xamante ne absorbé nañ ko 123% mi lu toll 759 millions région Kaffrine absorbé na ko loolu bu weesoo mën nañu wax tamit taux de remboursement yi bu région Kaffrine toll na lu toll 71% ndaxte 29% rek ñoo nekk ci en situation d'impayé et ñu ngi ñaax ñi nga xamante ne fay gu ñuy ñëw fay ñi nga xamante ne am nañu ay jafe-jafe pour fay ñi ñëw waxtaan ak ñun pour ñu xool nu leen di wutal ay solution pour de fay nu mu tudd résolé dette bi ñoo xamante ne nag fay ñu comme ni ñu ko waxee fu ñu dem fépp dinañ boole suñu service de recouvrement ak contentieux et puis 4 pays dinañ jël le relais incha allah bu soobee yàlla. am nañu lu toll 100 milliards yu ñu war a dugal si Sénégal gi et Kaffrine am na si wàllu bu rëy si wàllum napp mi wàllu béy mi wàllum sàmm mi te it aussi wàllum xorom am nañ benn programme bu 2 milliards pour programme régional sel entre Kaffrine Kaolack ak Fatick bu soobee yàlla yaakaar nañ ne Kaffrine mën na si bénéficier et bu waa Kaffrine góorgóorloo remboursé prêt bu ñu leen lebal bu soobee yàlla dinañ mën a am lu toll 2 milliards financement 2019. Le journal. L'actualité politique. dañu àddu ci politique waxtaani nag li nga xam moom mooy député yi ñu convoqué séance plénière àjjuma fukki fan ak benn bu 9h jotee député yi nag dinañu waxtaane ci examen projet de loi numéro 12 boo xam dafay daal di ndey coppite waaye tamit matal loi organique numéro 2002 bu ñaar fukki fan ak diggante ñaar fukki fan ba fukki fan ak juróom ci weeru mai 2002 jëm tamit ci règlement intérieur bu assemblée nationale waaye tamit dinañ ci toftal audition rapport commission d'enquête parlementaire ci lu jëm ci juróom-ñeent fukki milliards ak ñeent yi nga xam ne daal moom la Ousmane Sonko waxoon ne lu bal na ko kii di Mamour Diallo ci ba muy nekk directeur des domaines proposition révision règlement intérieur bu assemblée nationale loolee xel nangu ko buñ sukkandikoo ci ki fi nekkoon parlementaire Thierno Bocoum dafa jàpp ne daal am na loo xam ne moo ëpp solo te war nañ cee wax muy amul kenn koo xam ne mos ngaa dégg commission comptabilité ak contrôle bu assemblée nationale présenté maanaam jébbal rapport ngir wax fan la koppare assemblée ak dépense di jaar loolu moo gën ñu yokk ay commission di yokkaat ay dépenses yoo xam ne dañ ko teg lu dul ci ndodd doomu Sénégal yi Thierno Bocoum ñu déglu ko. ba fii may wax ak yow mosoo gis benn plénière bu ñu waxee koppar bu ñuy dugal assemblée nationale nii lañ koy dépensé kii la dugg fee la jëm loolu nag doon na lu doy waar beneen bi mooy commission délégation commission boobu bokk na ci ay prérogatives am mooy fexe ba loi yi ñu voté loi yi ñu évaluer ko def suivi exécution maanaam ndax loi yi ñu ngi koy exécuté ñu ngi koy jaarale fi mu war a jaar tey voté nañ loi sur le tabac gis nañ ne loi boobu daanaka exécuté wuñ ko voté nañ loi sur les déchets plastiques ñaari exemple rek laa lay jox tey commission boobu war nañ ko dooleel xool nan la ñu def lu mu def liggéeyam donc su dee dafa am commission yu deful liggéeyam au lieu que xool ni ñu commission yooyu ni ñu defee seen liggéey ak aussi tamit liggéey bu ñu leen sant ni mu amee doole ni mu am importance ci askan bi waaye ngay xool nan ngay faram-fàccee commission yi pour yokk ko jële ko 11 yóbbu ko 14 te nga xam ne commission yooyu tey jii dafa am lu muy coûter contribuable sénégalais bi dafa am lu ñuy jële ci kopparu sénégalais yi parce que commission bu ne dafa am budget te ku jiite commission bu ne daanaka raawu ministre nga am donc dama jàpp ne assemblée nationale ñu jiite majorité bi tey waroon nañu xalaat ni ñu defee seen liggéey waaye di ñu xool na la ñu yokkee privilège yi assemblée te sénégalais yi ñu ngi leen di xaar ci anam boo xamante ne wuute na ak ñoom li ñu def ndax ñu leen di xaar ci ñu saytu gouvernement bi li ñuy liggéey. lu Ousmane Sonko wax ne dañu kaa bëgg a sacrifier ba du bokk ci élection présidentielle 2024 loolee faw ñu bàyyi sa xel di gis-gisu Jean-Charles Biagui jàngalekat la foofu ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru science politique lay jàngale mu sax wax ne ko xool bu baax a baax histoire dina gis ne ñu mel ni Sonko jot nañ leen a liquider ndax dafa am lu ñu bëggoon ñu déglu ko ak Fama Dione. xaw ma ndax war na am ci tànge mais lenn moom leer na nañ dafa war a moytu parce que système politique sénégalais moo demee noonu dañuy lu ñuy wax instrumentalisation des institutions politiques dañuy utiliser institutions yi pour buntu taxal nit ñi pour écarter nit ñi loolu boo xoolee histoire politique du Sénégal surtout histoire récente du politique Sénégal di nga gis que effectivement loolu bëri na cas yooyu bëri na dañuy jël institutions yi ou bien parce que institutions yi dafa war a nekk loo xam ne dafa war a neutre dafa war a impersonnel mais suñu jeu démocratique
entre guillemets lu tax may naan entre guillemets parce que bon démocratie bu doy waar la démocratie boo xamante ne dañuy privatiser institution yi dañuy jël institution yi di koy utiliser nu leen neexee donc effectivement man bu ma nekkoon moom naa moytu parce que tàmm nañ di gis lu mel noonu. Ousmane Sonko nag amul dara loo xam ne war na ko ragal bu dee rek am na ay preuve yu leer jëm ci juróom-ñeent fukki milliards ak ñeent yooyu ñuy wax foofu ci assemblée nationale kii ko nag xamle di Aliou Racky Sall moom moo jiite ñi def xondox yi di ay patriote front républicain dafa jàpp ne ci jamono jile li muy conseiller kii di Ousmane Sonko mooy mu fexe ba liggéey defaraat parteem Aliou Racky Sall ak Ibrahima Diamé. Ousmane Sonko nag bañuñ ko jàppale waaye dañu ne bala ñu koo jàppale mu biir nu ñu ne mu ngeek ay preuve ñu bokk ko faagaagal bu boobaa dinañu gis ñu taxaw ci kanamam waaye bu fekkee ne nag li mu wax amu ci preuve jàppale ko dina jafe waaw ñun daal loolu moo tax ñu téye suñ bopp di xaar àttekat bi lépp loo xam ne àttekat bi wax na ko bu boobaa ñun dinañ xool fan la ñuy taxawee Ousmane Sonko bu fekkee ne li muy wax am na ci ay preuve kenn mënul wàññ loxoom ba dugal ko kaso mënul nekk bu fekkee ne nag amu ci ay preuve ñun liñ koy ñaan mooy mu dëpp parce que il y va de l'intérêt du Pastef waa Pastef yëpp fi mu nekk nii ci nen lañ toog dañu jaaxle ndax seen leader bi mu ngi dugg ci ay wax yoo xam ne du waxu parti ay wax privé la te vraiment dafay yàqal suñ parti bi ñun bu doon suñ sago daal vraiment day jublu ci liggéey parti bi woote congrès dugg ci département bi sensibiliser militants yi ñu massifier parti bi. yaram dañ ko tàmbaleek match bi nga xam ne war na dox diggante Sénégal ak Brésil alxames ba ñu dégmal gaynde Sénégal jóge nañu Paris wutale Singapour. sànq kon bu 19h jotee foofulee ca Paris lañ fa jógee jëm kon foofulee ca Singapour benn vol régulier lañ jël vol régulier nag soo ko jël déggee mooy dañoo bokk ak ñeneen passager vol ndax d'habitude vol spécial la ñuy jël daal di avion boo xam ne dañ koy loué ñoom kese daal di ci dem kon bi yoon vol régulier lañ jël ñoom gaynde yu Sénégal ñu leen di xaarandi Singapour niki suba ci mardi bi ngir dajaak Brésil wax nga ko jeudi lay doon waaye laata ñuy bàyyeekoo foofu ca Paris te ci suba amal nañu séance d'entraînement ci teewaayu suñu nattangoo di Bakary Cissé nekk rédacteur en chef bu quotidien record bu Futurs Médias. tey si suba la Aliou Cissé jot a def première séance d'entraînement ak ay joueurs am fi nga xamante ni mooy stade de Roissy en France fii si Paris ginnaaw séance d'entraînement boobu bi nga xamante ni Lions yi travail de foncier la ñu def Aliou Cissé ñoo na récupérer ñi nga xamante ni ñoo xawoon tardé si regroupement bi donc si bëccëg bi nag kii di Edouard Mendy jot na ñëw fi nga xamante ni mooy hôtel Millennium pour constater li nga xamante ni mooy blessure am donc moom effectivement du mën a bokk si jongante li nga xamante ni Sénégal war na ko football ak Brésil donc di leen fàttali aussi ni Lions yi à bord de la compagnie Air France la ñuy voyager donc voyage boobu nag fukki waxtu ak ñaar la malgré tout bu ñuy egsi tamit Aliou Cissé nee na dina équipe am dina jot a entraîner parce que il faut impérativement que ñu mën a dàq li nga xamante ni mooy coono voyage bi. Bakary Cissé kon jamono yooyu mu nekkoon aéroport ngir moom it dem ca Singapour fekkee match boobule Sénégal Brésil mbébét bi mooy fexe kon ba am taxawaay bu baax ci kanam équipe Brésil boo xam ne ñëpp xam nañ ni ñoom ñooy favori ci match bi Sénégal nag du coppi dara ci identité am maanaam ni muy tàmm di jouer loolu la sélectionneur bi di wax Aliou Cissé kon ginnaaw séance boobu nga xamante ni moo amoon ca Paris tey ci suba ñu déglu ci Aliou Cissé. C'était important qu'on se retrouve à Paris. lu baax la ñu ñëw fii ci Paris def ab benn séance d'entraînement booloo tàkk jóg ànd dem ca Singapour laata ñuy dem fenn dañuy booloo soog a dem waa Brésil nag ñoom dañ fa fekkante ñun nag suba ci suba bu soobee yàlla dinañ fa nekk ñu amalaat beneen entraînement bu yokk ci bu tey bi mu doon ñaar li ma leer ba leer mooy waa Brésil ñoom ñun ñoo leen di ëppale ay séance d'entraînement li may faral di wax rek lu yées résultat bi contenu bi moo ci ëpp solo ndaxte xam nañ ni équipe bu mel ni Brésil dañuy mun football te dañuy am ay joueurs yoo xamante ni dañuy ay lool li may diggal xale yi mooy ñu bañ a def ay erreur moytu coup de pied arrêté yi ak itam bañ a topp seeni football li ma leer ba leer mooy waa Brésil dinañu am jafe-jafe match bi dina tar lool ci ñoom. Restant nous dans notre philosophie, c'est-à-dire jouer. ñu waxtaanee Youssouf tournoi UFOA demi-finale yi ëllëg la foofa ca Thiès. bu 20h jotee stade Lat Dior bu Thiès Ghana mooy daje ak Côte d'Ivoire
éléphants yu Côte d'Ivoire nag ñoom ci quart de finale yi Togo la ñu éliminé ginnaaw tir au but di dajeek Black Stars yoo xamante ne kon ñoo yor raaya bi ñoo gañoon kon édition bi weesu ñu amaloon ko seen réew ñoom it ci quart de finale yi Burkina Faso la ñu éliminé ginnaaw tir au but kon Ghana Côte d'Ivoire suba la bu 20h jotee beneen demi-finale bi di mercredi 20h Sénégal Mali lay doon séddu ñu dem ca Tambacounda ak ndaw yi nekk ca Netebulu ñoom nag li ñu bëgg mooy ñu defar seen stade municipal su ko defee ñu mën a football ci anam yu mucc ayib loolu nag ñu wax ko ginnaaw bu ñu doon amal seen final zonal ci teewaayu Moussa Omar Gueye. ci jonganteem ca Pandaw ñu ni final zonal bi am ci commune bu Netebulu ASC Wulanafa mooy jël raw gàddu gi ginnaaw bi mu gañee ASC Kansala ci benn poñ ci dara ñi nga xam ne nag ñoo doon fekkee jongante boobu la gis nañ ni kii di Papis Signaté nekk parrain bi daal dina rafetlu anam yi nga xam ni amalee nañ ko match yi waaye itam ba tey ñu teg lépp ci fair play bëgg na nag ñu tabaxal Netebulu benn stade boo xam ni waxambaane yi danañ fa mën a amal seen i yëngu-yëngu ci wàllum tàggat yaram Papis Signaté. Le football bi qualité bi c'est acceptable campagne là mais vraiment quand même les gosses se sont bien battus la preuve coupe bi finale bi match bi 11-0 la ñu génne match boobu dafa neex am na qualité il y a eu beaucoup d'actions spectaculaires Faraba comme ma leen wax déjà Faraba man ma ñoom tam seen parrain l'année dernière aussi maa nekkoon seen parrain pour man jeunesse de Netebulu restera toujours la même jeunesse bu ñu ma sollicité du ma hésité nii di leen jàppal te dinaa continuer di leen jàppal encore xool ma couleur politique ku munul dimbal même boo nekkee politicien doo mun a dimbal. ci Netebulu ci Bantantinti ak ci Faraba supporters yi soxee ko ci village yu bëri dikk ngir fekkee li nga xam ni moom mooy final bi gis nañ ni donte woon dañ ko def ci benn terrain vague benn ëtt bu yaay boo xam ne kenn clôturé wu ko ba tax nag bu ñu sañoon fii léegi jëmmi jamono ñu daal di koy clôturer dana jëriñ ñi nga xam ne ñooy yëngu football fi nga xam ne moo faree ci Netebulu Moussa Omar Gueye Tambacounda rajo Futur Média. Moussa Omar Gueye jaajëf Youssouf Lyon Olympique Lyonnais dañoo dàq seen entraîneur. ginnaaw défaite bi ñu am démb seen diggante ak Saint-Étienne daanaka moo gën a accéléré moom demam moom Silvinho di doomu Brésil nee nañ kon dàq nañ ko arrêté nañ contrat bi nga xamante ne moo nekkoon seen diggante donte sax ñeenti weer kese la def ci poste bi waaye résultat mi baaxul ndax juróom-ñeenti poñ la am ci juróom-ñeenti bëccëg Ligue 1 maanaam ci ñaari fukki poñ ak juróom-ñaar 27 points 9 points kese la ci am maanaam ñaari victoire rek la am ci Ligue 1 boobule entraîneur olympique lyonnais boobu kon dem ki koy remplacer di ki nekkoon adjoint di Gérard Batic moom mi nga xamante ne kon moo nekkoon adjoint nekkoon tamit joueur bu France yàgg lool ci kon équipe bi ndax moom moo doon entraîner ay jamono attaquant yi ndax moom attaquant la woon ba muy football moom nag war a liggéey ci direction wu Juninho mi nga xamante ni moom it ancien joueur u Lyon la te mu nekk directeur sportif bu Olympique Lyonnais moom doomu Brésil bi moom bi muy ñëw moom moo indaale woon Silvinho moom kon léegi jóge na ci banc Lyon ñu ñëwaat Sénégal waxtaanee arts martiaux ci lañ koy jeexale ak championnat d'Afrique Nambudo yi jeex démb ca Thiès Sénégal nag am ci lu toll ci fukki médaille ak juróom-ñett ñaari médailles yi or la kon bokk na ci ñu jël médaille yooyu di Rokhaya Gueye moom nag li mu bëgg mooy fexe ba mën a teewal Sénégal ci championnat du monde yi war a am ca Croatie ñu déglu ko. kontaan rek ndaxte su fekkee c'est la première fois nga am médaille d'or ci championnat d'Afrique xam nañ ni championnat d'Afrique bi instant bi Cameroun ak Côte d'Ivoire ñoom ñoo nekkoon au top donc ñun aussi on ne s'est pas laissé faire nous ne sommes pas dans de bonnes conditions état bi mettre ñu conditions yoo xam ni waroon nañoo mën a ñafe bu baax a baax mais ñun aussi on s'est pas laissé faire liggéey nañ depuis longtemps commencé woon nañ entraînement depuis longtemps donc tey dañoo ñëw rek firndeel ko firndeel ñu Sénégal aussi du pays boo xam ni day ñëw rek nga jaar ci kawam am na nag prochain championnat du monde yi nga xam ne ñu nga war a amee ca Croatie en 2020 loolu la ñuy préparé fi mu nekk nii. kooku di Rokhaya Gueye kon bokk ci ñaari combattant ci am kon lii di médaille d'or ci kon championnat d'Afrique yooyu la seedu fa la ñuy yem. jaajëf Youssouf Bodian. Tour du web ci RFM. Oumar Mbaw. jàngeen jëf jaayum yàpp xaj wala fas dikkaat ay at ci ginnaaw tey ji lañu fekk ay nit di fees ab fas
ca Technopole mu nekk luy tiital lool askanu Sénégal xibaar boobu nekk ci xët bu njëkk Métro Dakar. Abdou Karim Gueye te ñu gën ko xamee ci turu Karim Xurum Xaq nekk ci njàkkare di bind bu nekk ci xët bu njëkk leeral.net moomee ak ñi muy àndal bokk ci benn kuréel ngir xeex réewum France am jafe-jafe lool ngir gis moomee di Karim Xurum Xaq dem ca France faju ji ndaxte seeni temps yépp dañ ko jagleel ngir xeex France bi ñu jàpp ne day jël alalu réew mi ak di ŋàcc ressource naturelle am ci ab benn entretien bi mu amal ak suñu naataango yi di seneweb.com analyste directeur publication bu journal Dakar Times Mout Ban jàpp ne nguur gi lenn rek mooy tax mu liquider Ousmane Sonko mooy mu indi ay këyit yu leer nañ yu dara dul dindi ci mbirum juróom-ñeenti fukki ak ñeenti milliards yi. ci post Facebook am député ba woon di Moustapha Diakhaté di dalal xelu Fatou Sow Sarr ci ne du kenn ki bokk ci député APR yi yu nekk ci assemblée nationale moo bëgg a liquider kii di Ousmane Sonko loolee nag nekk ci xët bu njëkk bët7.com. doxum nemmeeku ci këru diine yi ak ñenn ñi tedd ñi nekk ci réew mi bi Khalifa Sall di amal ci bi mu génnee prison ba léegi te mu jàpp ne Macky Sall daf ko jàpp tëj te tegu ko fenn du dara lum ko toppee nakari lool député APR bi di Amadou Mbéré Sylla ci ab benn entretien ak waa IGFM njiitu groupe parlementaire bu Louga jàpp ne moomee Khalifa Sall dafa war a tuub jégalu askanu Sénégal ngir xaalis bi mu luubal def ko ci ay soxlaam. équipe nationale bu Sénégal ginnaaw entraînement bi mu amal tey ji ca stade Roissy bu France ngir waajal jongante am ak équipe bu Brésil ci ab benn jongante xarito alxamis bi ñu dëgmal ca Singapour joueurs yi nag jugee nañu France utandi Singapour ci booru juróom-ñeenti waxtu. ci ab benn conférence de presse défenseur brésilien bi di Marquinhos di xamle ne Sénégal ab adversaire bu ànd ak xadar la am doole te am technique lool la xibaar yooyu nekk ci xët bu njëkk Wiw Sport tour de web fii la yam di leen jaajëfal. jaajëf Oumar Mbaw ñu yegg ak yéen ci en classe ak Koumba Tandiane Faye. dal leen jàmm ci en classe. en classe bi la yoon ñu yittewoo lii du droit d'inscription bi di xaalis bi ndongo bi mën a joxe ci ndoxtelu ubbite école bi ci école tout tànk yi nag di élémentaire te tënku ci nguur gi ngir ñëpp mën a jote ci njàng meek njàngale mi dañu tere ñuy amal lii di frais d'inscription di laaj ay koppar waajuru ndongo yi bu dee ne sax yenn ci ay école ñoom ñu ngi laaj lu ñu duppee contribution ngir mën a doxal école yooyee leeralup Aji Maguette Ndiaye. bu fekkee sax droit d'inscription yi dañ ko daal di tere ci école élémentaire yi lii di cotisation yi moom tere wuñ ko. bu nu sukkandikoo ci directeur école Manguier 1 Omar Gueye cotisation yooyee day tax ñu saafara yenn jafe-jafe yu école bi am. école su ubbee traditionnellement parents yi dañoo am coutume maanaam de chaque début d'année ñuy cotiser benn somme boo xam ne ni bu ñu paree ñoom seen bureau bi ñuy wax CGE trésorier ba mooy dem ci xaalis bi. école nag mënut a ñàkk problème parce que école c'est au quotidien chaque jour dañ koy fréquenter te fu ñuy fréquenter du ñàkk ay problème. Waly Niane directeur école Manguier 2 mu mel ni dafa yemook gis-gis directeur école Manguier 1 waaye moom li mu jàpp participation parents d'élèves yooyee nekkul benn yoon lu obligatoire. parents d'élèves yi mën nañu nag suñu toogee ba am diir toog seen biir waxtaan ne ñun de war nañ liggéey lii ñun de war nañ defaraat lee mais loola pour ñu defaraat ko te amuñu keneen koo xam ne moo ñuy indil xaalis ku nekk ci ñun na génne en fonction de nombre doom yi mu am ci école bi nangam ci xaalis booba nag suñ ko jotee moom la ñuy liggéey lu ñuy defaree. yenn ci association parents d'élèves yi ñoom nag dañuy cotiser ngir jàppale école yi ci wàllum équipement wala sax jumtukaay waaye ñàkk cotisation boobee taxul benn yoon ñu dàq élève ba ca école am. Aji Maguette Ndiaye noonu la ko njiitu kuréel gi ëmb waajuru ndongo yi fii ci Sénégal du UNAPES xamle maanaam loolee ñuy laaj ndongo bi ci koppar nekkut loo xamante ne dañu ne faw rek ndongo gi daf ko war a joxe koppar googee nag lii di conseil de gestion des établissements di CGE ñoom ñoo koy gérer ndongo bi bu ko joxe wut wala yéexee am ci joxin bi warut a tax benn yoon ñu dàq ko loolee di xam lépp Abdoulaye Fane jiite UNAPES. bon ñun organisation parentale yi muy UNAPES di FENAPES loolu yëpp dañ ko mës a wax parents yi waajuru ndongo yi ñoom ñooy toog ba déterminer ne par exemple un montant de temps moom la ñu dal di jël pour dal di demander waajur yi ñu dal di participer du frais d'inscription participation waajur boo xam ne nag amul moyens yi de obligation que mu dal di ñëw dal di koy verser te bu ko verser wul ñu dàq doomam fépp foo xam ne fii gis nañu bu ko def ñun dinañ ko dénoncer te loolu aussi joxe benn preuve rek en 2010 Khalil Diallo bi mu doon ministre de l'éducation nationale
lu mat 10 directeurs d'école relevé na leen dans le département de Pikine parce que dañ doon jël directement ay frais d'inscription di ko utiliser. C'est pas une obligation mais nag da di loo xam ne lii contribution la boo xam ne bii forfaitaire boo xam ne bii parents d'élèves yi ñoom ñoo koy def pour jàppale aussi école bi dans la mesure où crédit yi nga xam ne dañ leen koy jox doyul ba pare souvent dafay arriver très tard donc je crois que loolu moom mooy li nga xam ne bi moom mooy war. bu dee ne ci élémentaire bi frais d'inscription amul ci moyen secondaire maanaam école pour diggu doomu yi ab arrêté ministériel dafa yittewoo lépp loo xamante ne moom mooy utip wala yor nupp xaalis ci collège yeeg lycée yi lii di frais d'inscription dañ ko fay amal mu mën a nekk diggante juróom benn téeméer jàpp ñaari junni ñu déglu ci directrice bu l'enseignement moyen secondaire général Fatoumata Ba Diallo. xam nga frais d'inscription wu moyen secondaire arrêté moo ko tënk arrêté numéro 004465 bi ñu bindoon depuis le 15 septembre 2010 arrêté boobu daanaka at bu jot dañ koy delloowaat di ko rappeler chef d'établissement yi académie yi ñoom ñoo leen di ko jox donc principe bi mooy frais d'inscription yi warul jël 3000 diggante 3000 ak 10 000 ci la ko arrêté bi noté fa la ko tënk léegi nag bu dee xale bi amul nu mu inscrire généralement ay raisons yu bëri mooy tax donc yooyu c'est au cas par cas la ko établissement bi di ko jëlee di ko gérer pour jàppale xale yi ba xale yi mën a dugg classe. ñu jaajëfal Adji Maguette Ndiaye en classe. dalee nag jàmm bébé Maguette paralysie plexus brachial moom moo ko jàpp mu nekk jafe-jafe boo xamante ni mi ngi ko dal jamono ji muy juddu yaayam di ñu nettali. accouchement bi muy am ñuy jël lañ ko gaañaale daal mais xamuñu ko woon mais xam nga li tam noppale accouchement nga fay sa doom juddu lundi la beneen feebar ngay génnee xaalis bu bëri di ko ci fay tamit xam nga li muy jaadu moom mbagg bi la loxo bi la daal waaw. paralysie bi nag moom day jàpp mbagg mi ba ci loxo bi li koy indi nag mooy nerf bi moom la ñuy laal madame Bey Ndeye Fatou Ndaw moom moo jiite service kinésithérapie bu hôpitalu xale yi Albert Royer. paralysie obstétricale du plexus brachial day nekk maanaam siddit boo xamante ni mooy yore yëngatu loxo bi ak yëg-yëgu loxo bi léegi nag sidit boobu bi ñuy xale bi di juddu ni ñuy xëccee bopp bi mooy metti moo tax bu ñu xëccee bopp bi mu metti day jàpp sidit bi maanaam day taawi sidit bi daal léegi nag taawi bi mën na nekk taawi bu yem comme taawi bu baax. mu nekk jafe-jafe boo xamante ni ci xale ya fay ñëw téeméer boo jël juróom fukk yi paralysie bi moo ko waral nerf bi ni ñu koy laalee mën naa nekk laalin bu ndaw wala sax mu dem ba jéggi dayoo. bëri na trop bi ma ci gën a daal metti mooy bi nga xamante ni sidit bi yépp lay jàpp parce que am na yoo xam ni tuuti lay jàpp sidit bi rek yooyu moom boo fajee gën gaa bari 3 weer ba juróom benn weer xale bi wér ñibbiwaat mais am na ci yoo xam ne xale bi danga koy faj ba 4 at. paj ñi nag dafa am ay séance rééducation war nga koo def ngir xale bi mën a yëgaat loxo bi ay jafe-jafe nag mën naa am dem ba mu jële fa làggi yooyu yëpp mën naa ne mu nekkoon bonne santé bébé dig daje altine ji ñu dëgmal bu soobee yàlla ngir mën a àddu ci rééducation bi wante itam yaay ji seetlu gi mu war a am ci gone gi bu juddoo. Ibrahima Lissa Faye moom moo jiite wasaakatu xibaar yëngu ci mbir mi waaye nag di ko jaare ci presse en ligne kii di Pape Bess Diba moom moo ko dal bismillah. jërëjëf Seydou Nourou ñi ngi lay nuyu ñi ngi ànd ak suñu gan di Ibrahima Lissa Faye Lissa ñi ngi lay nuyu. maa ngi lay sant bu baax Bess. Ibrahima Lissa Faye yow yaa jiite li ñuy wax presse en ligne maanaam site information yeeg yu mel noonu tey ngeen amoon ab ndaje seq ko ak ministre bi ñu dénk wàll gi di communication ak culture di Abdoulaye Diop. Ibrahima Lissa Faye presse en ligne suñ ko waxee ñu bari dañuy tiit ndax jëf ak liñ ciy def yow mi nga xam ne yaa ko jiite ndax ci xayma beeg gis-gis bi ci sénégalais yu bari am nga ko ci. mënuma ne am naa ko ci ndaxte man maa ngi ci biir et gis naa ne que presse en ligne bi lu ci bëri ñi ngi ñafe pour maanaam jox citoyens yi information bu mucc ayib. information boo xam te ni dëgg la d'abord c'est-à-dire information au vrai sens du terme et bu ñuy wax information mooy loo xam ne vérifié nañ ko loo xam te ne respecté na ponk journaliste et war ko mën a diffuser ñu diffuser ko et donc lu ci bëri en tout cas man bokk ci ñi ma jiitee loolu la ñuy saxoo def ndaxte ku ko ci deful mu am daan boo xam te ne mën nga am ci biir association c'est-à-dire am nañu ay mécanisme autorégulation yoo xam te ne am na ci biir muy bureau bi muy commission éthique et déontologie ba tax na
am na ci yoo xam ne mënuñu ko maye suñu membre di ko def et it ba tax na it pour nekk membre suñu biir association yombul ndax il faut nga matale ay critères yu bëri ñu defoon demande ay ati at bëri nañu bi ñuy valider li ci 70 demandes yi ñu amoon ñu ngi ci valider que 23 xaw ma 24 demandes donc pour wax la ne rek maanaam pour nekk membre association membre appel yombul ndaxte simplement am na autorégulation boo xam ne ñu ngi koy tenté benn filtre boo xam ne ñu ngi koy tenté pour rek maanaam liggéey bi gën a ñoŋ pour rek ñu mën maanaam li ñuy gàkkal mu teggeeku. waaw tey xam nga mënuñu xàmmee kii dafa bokk ci seen association ak ku bokk ci association beneen dañoo boole ñëpp rek dugal ci benn saak waaye ngir ndax ñu mën a teggi tuuma yi ñuy teg ci presse en ligne nan lañ war a def ba egg ci loolu. li tax ñi mën ci yegg mooy maanaam ñu taxawal benn genre kuréel gi ñuy wax observatoire de la qualité pour la presse en ligne loolu noonu ñu ngi ciy liggéey ci août 2016 dajale kàngam presse bi yëpp état bi ak juristes yeeg ñëpp pour xalaat ci et ba tey am na loo xam ne war nañu ko mën a teg ci kaw table bi ñu matale ko ba mu mat pour jëmmal ko observatoire de la qualité pour la presse en ligne boobu mooy tax maanaam ñu mën a saytu li nga xam ne mooy contenu presse en ligne yi maanaam mën ko labelliser daa nekk contenu bi kat respecté na normes journalistiques yi et ñi koy liggéey ay journalistes lañu te it site bi kat mën nañ considérer que site bi presse en ligne lay def donc mu am label mu am certification ba mooy tax maanaam léegi citoyens yi képp kuy dugg ci site rek muy site membre appel muy si beneen nga mën a xam ne kat site bi am na label site bi kat mën nga ci am confiance ndaxte information lay def presse en ligne lay def. waaw mais lii sa beneen reproche bi ñu leen di def aussi mooy que ne yaa ngi wax contenu waaye bari na ci ñoo xam ne ni aussi produit ruuj dara li journaux yi bind la ñuy xëy defal la ko ci site bi wala déglu rajo yi bind loolu aussi ndax contenu la boo xam ne ñoom ñoo ko moomal seen bopp. mais xam nga bés loolu boo ko waxee mën nga wax ci presse bi yëpp parce que ni presse en ligne bi di reprendre rajo yi wala journaux yi noonu lay journaux yi wala rajo yi di reprendre presse en ligne bi même sax bu dee parfois duñ ko citer. lu ci bëri da ngay déglu kenn di def brève wala boog mu lire élément am journal ba mu jeex nga xam ne kat site bii la ko jëlee te du ko cité benn yoon donc li nga wax maanaam pour presse en ligne bi presse en ligne mën na ko delloo rajo yi comme mën na ko delloo quotidien yi donc c'est maanaam lenn loo xam ci ne maanaam information génnul ci nayaa noo def dina am kenn koo xam ne moo koy génnee li ki ko génnee ñu am matu am disons humilité wu cité que may ko li mu moom jeex na tàkk mais wax dëgg fa yàlla presse en ligne moom instantanéité comme rajo yi ni ñuy kiiwee ni dara amee léegi nii ñëpp dem fa couvrir que taataan information traité ko joxe ko. alors tey yéen lan ngeen di xaar ci seen ministère de tutelle ak su ko weesoo sax ci nguur gi lan ngeen di xaar ci nguur gi pouvoir public yi ñu def ko ci métier mi ci secteur bi. li ñuy xaar. mooy parce que ministre bi nee na leen nag mbir mi ci yéen la du ci gouvernement. non en fait mbir mi ci ñun la yomb na li ci woon ci ñun def nañ ko ba tey mi ngi ci biir code bi leneen li mi ngi ci biir convention collective des journalistes et ñoom it ñu ngi leen di xaar pour ñu voter pour ñu taxawalaat waxtaan ci affaire publicité bi ci loi sur la publicité donc ñoom dafa des lu bëri ci ñoom ndax état mooy garant de la sécurité et aussi des libertés et li ñu bëgg mooy maanaam président de la république moom ci boppam lii aaju ci moom ci décret yi mu signé que ñu mën appliquer code bi député yi li nga xam ci ne ñoom la ñu war a voter comme loi c'est-à-dire ñu jël ko maanaam kii di secrétariat général gouvernement jël ko jébbal ko président adopté ko en conseil des ministres ñu yóbbu ko assemblée voté loi yooyu ñu mën a jëmmal code bi et léegi li nga xam ci ne aussi am na ci ministre bi li mu aaju ci moom ci ay arrêté mu def ko ndaxte kat ñoom mënuñu ne ñoom dañu bëgg presse bi professionnel dañu bëgg maanaam dérive yi am mu deñ te boo paree li ñoom li ñu war a def defuñu ko tant que defuñu ko problème yi day continuer di am ñu ko ne dund ay jafe-jafe presse bi dem ba ñaan ñu ko yàlla taal bi réew bi ndaxte simplement voté nañ code texte d'application yi président mi ngi toog di xaar waa assemblée ñi ngi toog di xaar ministre moom it toog di xaar ñëpp toog di seetaan. tey jii la ñu ngi wax wàllu carte nationale de la presse alors carte boobu yéen lan ngeen ciy xaar.
waaw carte bi. ndax am ngeen ci wàll boole nañ leen ci. waaw carte bi boole nañ ci wax dëgg fa yàlla et gis nañu couleur yi ñu proposé et mën nañ ne dara amu fi woon donc ministre bi ñëw proposé en attendant que ñu mettre en place mooy commission nationale de délivrance de la carte nationale de presse en attendant arrêté bi génn donc dañuy rafetlu anticipation bi mu def et it carte bi liñ gis nii doyegum na xel. mais ñun en tant que acteur en tant que professionnel dañ ci gën a xalaataat gën ko ñoŋal defar ko ba nga xam te ne ñëpp nañ ci retrouver wu parce que yaakaar naa ne tey jii nii boo nee pas bés journaliste rajo la soo mën a nekk journaliste télé comme ginnaaw soo mën a nekk journaliste presse en ligne comme ginnaaw soo mën a nekk journaliste presse écrite quand tu es journaliste c'est vrai booy génn école da ngay mën nga def option rajo wala nga def option télé man bi may doog a commencer journalisme bi may génn option rajo laa defoon presse écrite laa mujje tey presse en ligne laa nekk. donc maanaam journaliste dafa nekk journaliste pour mën a maanaam appliquer métier mi. journaliste tout court. journaliste tout court. xibaar tas ko. voilà wut xibaar tas ko. kon daal yéen ni ngeen niñ ko spécifié. waaw journaliste rajo journaliste télé journaliste presse écrite journaliste presse. loolu mën naa dañ loolu àndu leen ci. waaw loolu en fait man sama wàllu bopp laa wax parce que acteurs yi ci biir nit ñi gën a toogaat waxtaan. vraiment affiner carte bi peaufiner ko ba nga xam te ne yenn kii yu bëri mën na dañ wala mu des ci biir ndaxte carte bi am na loo xam te ne génnul mi ngi ci biir et waa commission bi ñoom am nañ ko xam nañ ko. mais ndax du indiwaat am aussi beneen laaj bu taxaw que ñi ngeen di jël yéen ñi ngeen di liggéeyloo ci seeni rédaction est-ce que ay journaliste lañ xam nga yaa ngi wax dañu war a assainir mais ni mu mën na général ci ñu ci kër taskatu xibaar yu bari ñi liggéeyloo ñan lañ. li nga wax lu am solo la ndax ñi liggéeyloo ñan lañu et toujours rek man damay wax ne. Presse Afrique du ma jël koo xam ne génnul ci école journalisme soit nga génne CESTI wala nga génne ISIC wala nga génne ISEC wala nga génne beneen école mais en tout cas ñiy jël ñi diplômé lañu et dañuy fexe it ba nga xam te ne da nga am maanaam jaar ci pàcc yi c'est-à-dire jaar stage wala nga jóge au moins fenn foo xam ne reconnaître nañ ko nga ñëw ñu tàggat la par rapport ak philosophie kër gi nga dugg ci biir def liggéey correctement parce que aussi mbir mi bu sooxee patron yi nga xam te ne aussi bëgg nañ loo xam ne lu yomb la et moo tax ñu bëgg en fait ñu jëmmal code bi ba nga xam te ne am na yu bëri yoo xam ne dootul mën a nekkati parce que code bi dafa définir lan mooy journaliste et dafa définir entreprise de presse ñaata journaliste la war a am et loolu noonu yëpp li ci des di ko mottali mooy convention collective bi donc pour wax que ne rek fi mu nekk nii jamono jii nii métier bi def nañu réforme yu bëri. convention bi est-ce que ñu ngi koy respecter aussi. mais convention bi. respecté am xam nga tey jëlee soo jëlee reporter boo gis buy dugg car rapide di dem reportage xam nga loolu aussi lii sax dafay poser problème. mais bés am na ci loo xam ne ci nit ki la xam nga mën nga ko jox sax. léegi taxi mais rédaction wam su ko jox ko. mais xam nga la rédaction wala la war a def jël oto teg. fekkee dem na maanaam ba oto bi yóbbu nañu la ñuy des jox leen passe taxi d'accord mais li ñu war a mën a wax mooy maanaam parfois reporter nga jox ko passe taxi mu génn jël bus dem yoonam loolu loo ci mën. waaw mais mënoo ci dara. mais su boobaa aussi yow am nga taxawaay yow patron bi pour dakkal lu mel noonu. waaw mais loolu boo ko gisee nga koy mën dakkal mais boo gisul mënoo ko dakkal ndaxte mënoo topp ci ginnaaw reporter bu nekk. Ibrahima Lissa Faye Seydou Nourou kon.